mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu def jàmm wax jàmm seen télévision jàmm TV tey nag mi ngi dellu siwaat comme ni leen koy defee saa su ne ci seen émission bi nga xam ne mooy jaar-jaar tey ñuy seet si un ancien ministre de la République au temps du président Abdoulaye Wade muy Serigne Bassirou Sarr mu Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des Mourides li tax ñu seet si ko mooy depuis mu nekk ci régime bi nga xam ne mooy régime président Abdoulaye Wade booba léegi dañ ko déggul ci dara taxul ñu gis ko mu toog dans un coin boo xam ni non seulement c'est une autorité waaye ñu ñëw waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy actualité réew mi ngir la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse future bi nga xam ni dañuy ñëw te doon dégg turam ñu xam kan mooy ki nga xam ne mooy le ministre Bassirou Sarr monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu waa Jàmm TV di la nuyu yow Assane ak sa collaborateur bi nga àndal di nuyu waa Sénégal yëpp nag di rafetlu émission bi di ko suivre man sama bopp ba xam ne émission qualité la. boo xam ne jar na daal nit ñi tam di ci jaar di ci waxtaan ak askan wi ñu xam fu ñu toll ak ci lu ñu nekk. ak luy seen xalaat ci réew mi. macha allah monsieur le ministre tey bu ñu nee ministre Bassirou Sarr ñi ko xam nañ ko ci auprès du président Abdoulaye Wade. mais boobu ba léegi def naa ni def na ay fukki at ak yu topp nit ñi gisuñu la dégguñu la ci dara. ak fi politique bi toll ñu bëggoon xam kan mooy Bassirou Sarr. loolu kay lu yomb la. Bassirou Sarr kay foo ko laaj ci Sénégal. ñu wax la ko parce que nag quand même du ma gan ci politique du ma gan ci réew mi. ndaxte maa ngi tàmbalee politique ay 1972 jëm 73 mais 72 ci boppam la ca des moom ay affaire élève la woon rek contestataire ak xeex ak grève waaye daal li nga xam ne mën naa ko ay conscience politique mu dugg ma tàmbalee wax ne maa ngi bëgg a politique maa ngi dugg ci loo xam ne mbiru réew mi la maa ngi bëgg a servir le peuple sénégalais loolu foog naa ne mu ngi tàmbalee 1972 daal. de manière réelle et consciente. waaw la ca des nag mooy jaar ci ay cercle politique jaar ci ay ànd jëf bi nga xam ne bokk naa ci membre fondateur yi waaye nag boobu tamit gone laa woon am na lu bari lu leeruloon sama bopp waaye pas-pas bi moom. mu ngi fi woon ak bëgg a def dara. ba may bokk ànd jëf sax fekk na ñun suñu bopp ñu taxal suñu mbiru bopp yoo xamee ne ci suñu xam-xam fam toll woon ak suñu expérience dañ naan ñi rawoon nañ seeni morom ba nga xam ne su ma diggante waa ñi créé ànd jëf rencontre la rek boo xam ne daf mujj doon sotti ci ak def ci alors foofu nag laa taxamtaloo man réellement nag ci politique lu gën a yaatu nga xam ne léegi yematuloo ci sa quartier yematuloo sa dëkk yematuloo ci sa région yaa ngi embrassé lu gën a yaatu di am vue nationale ak lu jëm ci bitim réew tamit loolee mën naa ne 1974 ba léegi 73 74 ba léegi maa ngi ci kon mun naa wax ne daal 1972 ba suñ jon yàlla tey maa ngi sur le terrain politique ànd jëf nag def naa fa fanweeri at ak juróom-ñett loo xam ne ca ànd jëf ba mu nekkee clandestinité laa fa nekkoon mu jóge fa daal di ñëw ci légalité bi ñuy wax ànd jëf MRDN ma bokk ci juróom-ñeenti ni di ñu tànnoon ci réew mi yëpp ne neen yéen daal la ñu sànq teg leen ci kanam pour ngeen fexe ba ñu reconnaître ànd jëf bu ñu ko reconnaître xayrun bu ñu ko reconnaître nag bu ñu leen jàppee tëj leen ñu xam ne loolu mooy seen yàlla suturaal ñu reconnaître parti bi 1981 alors ñu génn ci clandestinité daal di tudd ànd jëf MRDN mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle loolee tamit moo dox ba 1990 mu dajeeg yeneen parti politique lu mot ñetti parti ñu booleeg ànd jëf ñu fusionné daal di créer beneen parti bu bees bu tudd ànd jëf PADS loolu 1991 loolee tamit ma nekk ca te ci biir responsabilité yooyu ma daan am ci biir parti bi lu ci ëpp solo ñu ngi may yóbbu ci mbirum organisation wala mbirum communication wala mbirum élection suma poste mi mujj occupé ci ànd jëf pendant presque 10 ans
mooy poste administrateur général du parti bi. nga xam ne bu weesoo woon Landing Savané mi nekkoon secrétaire général bi. Mamadou Diop Decroix nekkoon adjoint man maa nekkoon 3e personnalité bu ànd jëf. donc nekk naa fa daal ba 2012 ñu am ay divergence fekk na boobu tamit tàggoon nañu ak Decroix ñun ñu ànd ak Landing après ma xool divergence daal ci élection yi ma mujj daal jël suma ba ñu dafay jóge nag xëccoowu ma xeexu ma ñooñee ñu ngi am tey ay diggante yu rafet. nekkatuñu waaye ñu ngi demalante mbokk gaa ngi ci suñu diggante xaritoo bi kóllëre gi cofeel gi ak lépp waaye nag ku nekk ngeeg sa yoon. ca boobee nag la créé nag benn parti bu bees bu tudd ànd jëriñ Sénégal. ñu koy woowee AJS bi nga jógee ànd jëf. bi ma jógee ànd jëf PADS. nga créé parti. ma créé parti bu tudd. mouvement la njëkk a doon sax ñu dugg ci élection 2012 yi législative yi. élection député yi. bi ñu génnee ci présidentielle bi. et boobee nag moom laay doxal ba suñ joon yàlla tey. parti boobu mu ngi fi parti bu bees la parti bu jeune la ci wàllu ñu ko composé. parce que man mun naa ne maa fa gën a mag. waaw man maay doyen bi. nga xam ne ay cadre ñoo ci nekk. waaw nga xam ne ay cadre ca nekk ay jeunes yu am fulla am fayda. am ñu jóge yeneen parti ñëw fekk si ñu. am ñoo xam ne mosuñoo politique mais nee nañu ni ngay doxalee politique doy nañu. te yàlla dimbale ma nekk ak ñoom mu doon ay gor yoo xam ne seenuwuñ dara lu dul ànd ak man ngir njëriñu Sénégal. bañ nañ ko sax ba parti bi mu ngi tudd ànd jëriñ Sénégal mais li nga xam ne mooy devise am mooy bàkkoom li nga xam ne moo ko tax a jóg mooy jëriñ askan wi maanaam servir le peuple loolu bu ma ko waxee ñëpp ñi nga xam ne bokkoon nañ ci gauche révolutionnaire bu Sénégal xam nañ servir le peuple fu mu jógee te loolu mooy suñu bàkk mooy suñu slogan mooy suñu symbole mooy suñu devise. ci li nga xam ne mooy parti bu bees bi nga yor. ci parti bu bees bi tudd ànd jëriñ Sénégal nga xam ne yow yaay secrétaire général. maay président. yaay président lañ may wooye. muy président du nouveau parti. muy parti bu bees. ànd jëriñ Sénégal bees bi nag mooy amagum na tey jii quand même juróom-ñetti at. parce que 2013 lañ ko reconnaître mais avant ñu koy reconnaître sax mu nekkoon mouvement terewul bokk nañ ci élection législative yu 2012. ci benn coalition bu ñu doon wax Salam. bokk nañu ci élection locale yu 2014 yi boobee itam dañuy wax kenn ku nekk nga bokk fa nga war a bokk rek nga jublu fa man ca Kaolack ak ñeneen dañu taxawaloon suñ benn groupement ay indépendants société civile ak ay association vraiment populaire ñu taxawaloon 2014 2017 moo ci tegu. 2017 tamit ñun ñoo taxawaloon 3e voie. ànd ak Cheikh Tidiane Gadio ak yeneen i parti politique. ba ci suñu ànd boobu la ñu fal Cheikh Tidiane Gadio mu nekk député à l'Assemblée nationale. ci mouvement 2019 nag moom dañoo ànd ak président Macky Sall parce que lii ma lay waxal yépp terewul li ñu am suñu parti bopp du ñu parti d'opposition. mais avant ngay ànd ak président Macky Sall ci seen parti boobu ci nga dégg monsieur le ministre wala. déedéet dégg naa monsieur le ministre ci biir ànd jëf PADS bi ma nekkoon ak Landing Savané. ndaxte boobu yàlla dafa def bi 2000 amee alternance. nga xam ne ñun ñoo jëloon Ablaye Wade def ko suñu candidat. et ñu ànd ak moom jàppale ko yeneen parti de gauche yi ñëw ku ci nekk jàpp ci Ablaye Wade programme parti de gauche yi la demee premier tour. ba mu ca demee premier tour 2e tour ñëw. ñoom Moustapha Niass dugg si ak ñeneen ñu ànd porté ko mu gagné Abdou Diouf daal di toog. ba mu toogee nag. fekk na Landing Savané ak Mamadou Diop Decroix nekkoon nañu député assemblée nationale. ba ñu fa jógee nag ñu yóbbu leen ci gouvernement bu Ablaye Wade man ak Sangone Sall ñoo leen remplacé ñoom ñaar. et ba ma ñëwee assemblée nationale nekk député simple. vraiment te fekk Landing mi ma remplacé moom nekkoon na. vice-président wu assemblée nationale. Ablaye Wade ci boppam. moo wax ne Bassirou Sarr dama koy def secrétaire élu. mu nekk membre bureau assemblée nationale di dégg monsieur le président am rang de ministre loolu Ablaye Wade moom ma ko defal. ba ñu jógee ci loolu ñu dox tuuti Ablaye Wade dissoudre assemblée bi ñu defaat élection anticipée législative. delluwaatuma assemblée. ndax boobu 2 députés rek la ñu am. et ca boobee tamit. ñu toog tuuti Ablaye Wade def ma PCA wu poste
maanaam ñu yóbbu ma à la poste. ma nga nekk nekk président du conseil d'administration. pendant 2 ans. xam naa ne yaakaar naa ne ci poste bu Sénégal foog naa ne daal aw ma fa gàcce. te yaakaar naa waa poste ñu ngi may déglu que ma fa nekkaloon mu nekk directeur général di Mamadou Lamine Thior mu ngi may dégg yaakaar naa ne liggéey nañ fa liggéey bu rafet. boo xam ne may na ñu redresser poste bu Sénégal ay li ñuy wax gestion yoo xam ne fekk nañ fa gestion yu tolloog juróom-ñaari at juróom-benni at yoo xam ne kenn homologué wu ko pour dire que gestion bi normal na ñun motiver nañ travailleurs yi. rattraper lu mot 4 gestions financières ba Banque mondiale injecté 15 milliards à la poste. xam naa ne foofu daañu fa ñëw loolee ñoo ko def. ndax poste voilà boo ko seetee par rapport ak yéen bi ngeen fa nekk ak léegi am na lu bari changement bu bari xam ni am na poste mais en 2017 yaa ngi wax ni bi nga ñëwee après ngeen ànd ak le président Macky Sall. waaw ci loolu laay doon ñëw ni ba ma defee poste nag 2 ans. ci la ma Abdoulaye Wade owaat à côté de lui. léegi def ma ministre conseiller. bi nga jógee PCA. ma jógee PCA. nga ñëw poste au gouvernement nekk ministre conseiller dem présidence. présidence de la République nekk fa ministre conseiller bu Abdoulaye Wade. et damaa dox tuuti rek lu mot semaine 1 mois ñu ne ma ministre conseiller spécial. macha allah voilà ma nekk fa ak moom lu mot 2 ans. ba nga xam ne nag bi ñu demee ba xaw a waroo ak moom ci wàllu politique suñ parti moo génn ci gouvernement bi. ba mu génnee ci gouvernement bi man tamit ma déposé suma démission daal di jóge présidence ànd ak suma waa parti ñu démissionné génn ci gouvernement bi. ñeneen ñi nekkoon yoreen responsabilité yépp ku ci nekk démissionné mooy après élection 2007 yi. élection présidentielle bu 2007. boobu ba tey nag amatuma benn poste de responsabilité ci réew mi lu dul maa ngi dox suma doxi bopp. président Macky Sall bi muy ñëw. candidat man beneen candidat laa jàppale woon. waaye bañ muy dem 2e tour ñun la ñu jàppoon parce que stratégie bi mayee yëpp ba Macky Sall gagné Abdoulaye Wade M23 moo ko liggéey. te M23 ba ñu fa nekkee dañu fa liggéey bu am solo ci njiitalu Alioune Tine ak ndem si yàlla si Amath Dansokho. ñoo demoon ba taxawal stratégie boo xam ne parti yi nga xam ne ñoo nekkoon ñëpp ay candidats yuy jàmmarloog Abdoulaye Wade ñu ne képp ku ci jàll ak moom 2e tour ñëpp ñëw jàppale si la. alors ca noonee tamit 2e tour fekk na man jóge naa ànd jëf nag ci diggante bi ñu ngi dem ca élection ba waaye nag ma daal di beru suma beru bopp daal boo xam ne dama ko assumer. et ñëw ñu créer suñ mouvement mu tudd ànd jëriñ Sénégal boobu mouvement la woon nekkagul parti. ñu jàppale Macky campagneel ko mu daal di gagné doon président de la République. mais bi Macky gagné président de la République. 2012 ngeen ànd ak moom. mais boobu ba suñ joon yàlla tey en tant que homme politique. en tant que responsable ancien ministre. mais boobu léegi gisuñu la dégguñu la ci li nga xamante ni si mooy ak le président Macky Sall lan moo tax. waaw loolu nag loolu moom xaw ma ci dara loolu xanaa ku koy laaj moom lañ koy laaj parce que moom moo yore ndomboy tànk yi moom la yàlla dogal ñuy wax comme ni ñu koy wax en français. mais xanaa seen kii bi dafa duggul Benno Bokk Yaakaar. ñun ñu ngi biir Benno Bokk Yaakaar mosuñu caa génn. ba ñuy créer Benno Bokk Yaakaar ñu ngi toog bokk membre fondateur u Benno Bokk Yaakaar. bañ koy campagnal 2e tour ñu ngi toog ànd ak moom campagnal ko ba mu toog. maa ngi ak ay photo yoo xam ne bañ ko falee ca suba sa. jël naa ak moom photo boo xam ne mu ngi woon foofu ca Radisson pour won la rek ne la dëgg neex yàlla mosu ñoo waroo ak moom. ñu ngi ànd ak moom 2012 ba tey. ndegam mi yàlla def na nag moom la yàlla def ci bopp réew mi moom mooy fal. moom mooy nommé. peut-être nommé gu ma et puis yàkkamtiwuma ko. mais nag xulóowuma ko xeexuma ko. mais nag en tant que homme politique nga bokk Benno Bokk Yaakaar. Macky bi mu gagné 2012 ba léegi. en tant que responsable. ba pare nekk président parti. li tax Macky Sall boobu léegi wala boog dafa reconnaître seen parti da ko reconnaître wala. déedéet du suñ parti reconnaître na ko. parce que reconnaissance légale am nañ ko. kon ñu ngi ak suñu récépissé ñu ngi liggéey comme tous les partis politiques. élection yi am yëpp ñu ngi ciy bokk normalement comme un parti légal. et ñu ngi def ay coalition ay sous-coalition. ñu ngi biir Benno Bokk Yaakaar ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu ngi bokk ci benn sous-coalition bu tudd groupe des hors coalisés loolu yëpp moom xam na ko.
groupe boobu dañuy am coordonnateur buy tourner tous les 6 mois. man maa mujjee jël nekk le 4e coordonnateur. tey jii remplacé nañ ma keneen moo jël pour 6 mois encore. après ñu wutaat keneen léegi ci seen parti boobu. loolu yëpp xam na ko loolu yëpp ñu ngi dajeeg moom ay réunion yoo xam ne daje nañu ak moom réunion présidence réunion restreinte yoo xam ne suñu coalition la recevoir wala réunion bu yaatu loo xamee ne benn bokk yaakaar la oote nga ñëw toog nga jël parole mu gis la xàmmee la xam ne yow mii mbokkam nga xaritam nga frère am nga seq ngeen lu bari te lu yàgg moom ci boppam jël na téléphone am woo ma ne ma Bassirou Sarr ma ne mu ne ma maa ngi lay nuyu di la siyaare di la félicité dama lire interview bi nga def ci journal L'As maa ngi nii tiim ko ñu titré ko le passé rouge de Macky Sall la nga ca wax yépp ci fi ma jaar loolee am na parce que man mun naa wax ci kattanu suñu borom ne indirectement Macky Sall ci man la jaar ba dugg ci politique dugg ci ànd jëf ndax ka ko dugal ànd jëf kookee man maa ko dugal ànd jëf muy Abdou Samba Ndiaye loolu yëpp président xam na ko man xam naa ko Abdou Samba Ndiaye xam na ko suñu parti xam na ko. mais président. kon ku ma xam la ku ma miin la ku ma ràññee la. soo waxee loolu sa diggante ak président. est-ce que président yéen a ngi gisee. vraiment gise bi bëriwul bu dul ay réunion politique. yu benn bokk yaakaar. wala bokk loo xamee ne dafa ñëw Touba fekk ma Touba ci wetu sëñ Mountakha. wala peut-être mu dem fenn di fa jaale wala mu am yenn événement yu mel noonu ñu daje. mais est-ce que tey dëgg neex yàlla daje boo xam ne audience la. bu ma may mu toog ma toog ñu janoo man ak moom waxtaan vraiment loolu amul. mais en tant que nag président d'une grande partie. ànd jëriñ Sénégal. nga bokk Benno Bokk Yaakaar de 2012 à nos jours. le président amul benn yoon boo xamante ni si tey jox na leen audience ci seen parti bi. est-ce que tey jaaduwul. tey yéen seen parti bi. ngeen jël ko mën ko seeyal feneen wala mën na créer seen yëf bopp feneen tamit. wala ci li nga xam ne mooy coalition yi. déedéet loolu duñ ci dugg. xam moo gën xanaa ngeen toog Benno Bokk Yaakaar boobu ba léegi te président mun leen recevoir. xam nga loolu mbiru mer la. maanaam nga mer man meruma ci suma situation maa ngi sant yàlla. maa ngi sant yàlla ndaxte dama yëngatu ci leneen. waaw muy suma yëfu bopp nag loo xam ne ça n'a rien à voir ak la politique. suma mbiru bopp la. mais vous êtes président d'une partie. voilà man kay qui a regroupé des cadres. ay cadres yu bari ils sont derrière toi aussi. ay cadres yu bari et puis jeunes en plus. oui. ay cadres yu bari et puis ay cadres yu jeunes en plus. yoo xam ne seen loxo dafa set fi ñu nekk di fa liggéey ñëpp respecté leen. mais yooyu yeneen mbir la kon comme ni ma wax rek am na gars yu bari dañ naan ma waaw mais grand Bass yow tamit da nga war a dóor ci taabal ji ma ne leen ba suma dóoree ci taabal ji damay dem. man menuma ñi nga xam ne boo leen ñëwee ñu dóor ci table ji xultu pour Macky dégg leen gis leen ne waa ji daa mer ndax joxuma ko dara ba xaaral ma jox ko dara kii mu daal di noppi man loolu du ma ko def ba su ma ko defoon keroog boobu laa jël suma bagage dem ci leneen dootu ñu toog mukk ci àddina ma dem mu dem waaye comme àggaguñ foofu maa ngi jàpp ne man jullit la te taalibe murit la te dama yaakaar ne wërsëg ci loxo suñ borom la nekk moo koy jox ku ko neex dama jàpp ne peut-être dafa jotagul pour que président confie ma responsabilité dama yaakaar ne bés bu jotee dina yomb yàkkamtiwuma ko xuloowuma ko xeexuma ko et puis meruma ci. waaye yàkkamtiwuma ko xuloowuma ko meruma ci kooku mooy waxee ki nga xam ne mooy monsieur le ministre Serigne Bassirou Sarr xam ngeen ak jàmm TV nii lay nekk seen émission bi nga xam ni jaar-jaar la saa su ne dañuy dox li nga xam ni mooy njariñ ci réew mi ñu gën ko génn mën ci waxtaan ak ñoom mais monsieur le ministre. te dégg nga ci fan yi le président ni dafa bëgg indiwaat li nga xam ni mooy poste premier ministre en tant que membre Benno Bokk Yaakaar en tant que responsable politique ban gis-gis nga ci am. man loolu dama ko rafetlu ndaxte ba ca jamono évidemment kenn ma laaj ma suma xalaat damaa toog rek ñu ne dindi nañ poste premier ministre bi waaye ku ma laajoon dama naan bu ñu ko dindi. ndaxte nekk naa ci gouvernement nekk naa ci appareil d'État nekk naa. un proche conseiller du président Wade xam naa luy njëriñu premier ministre rawatina dans un régime présidentiel kon man bu ñu ma tàgg woon bu ñu ma laajoon suma xalaat dama naan bu ñu ko dindi nañ ko bon voilà toog nañ ba gis ne war na dellu siwaat ñu indiwaat ko dama ne c'est bien pour man noonu rek laa ko jàppee amul beneen difficulté noonu donc laa ko jàppee amul beneen difficulté pour man. mais politique Sénégal fi mu toll nii ban gis-gis nga ci gis ban jàngit nga ci am. c'est-à-dire lan nga ci bëgg a. maanaam politique Sénégal ni mu mel nii tension yi
xëccoo yi violence yi jàpp yi tëj yi nga gis nii ak Sénégal nu muy doxe nii en tant que responsable même bu dul sax responsable politique tey ji en tant que ministre boo xam ni de la République tey monsieur le ministre lañ lay wax mais si vous êtes ancien ministre vous êtes monsieur le ministre mais ban gis-gis nga am ci politique gu Sénégal actuellement nii waaw mais man gis-gis bu yomb xam nga rawatina yéen a ngi tudd Jàmm TV man jàmm laay oote jàmm laay wax jàmm laay dox guddi ak bëccëg nag kenn du ma dégg ci leneen kenn du ma dégg ci xuloo ak ci xaste ak ci naka su dul noonu dama gëm ne ak suma expérience politique li ñuy wax effervescence politique saa bu élection jubee mais léppay jóg syndicats yi seen revendication yi bu élection jubee la ñuy jóg dañuy dem ba élection yi des 2 mois 3 mois ñu yëkkati mbir yi commencé defar seen revendication pour teg ko pour que balaa élection yi ñu régler leen seen revendication loolee kon man loolu lu mel noonu dara bettu ma ci leneen lu ma dara bettul tamit mooy opposition mu ngi ci rôle am mooy yëngal mooy xumbal mooy contester lu ñu wax ñu teggi boo ne sax damay dem ndeyjoor ñu ne demul ndeyjoor càmmoñ la jëm loolee gis nañu fi ay ñoo xam ne taxaw nañ ci biir Sénégal daal di wax ne élection locale yi du am dañ koy reporter gis nañu ay journalistes yu mag yu taxaw télévision wax ko gis nañu ay hommes politiques yu ko wax gis nañu ay hommes politiques yu wax temps yi sax ne poste premier ministre bi ak loi bi ñu yóbbu assemblée c'est le meilleur moyen pour que ñu dàqaate élection yi élection yi Macky Sall mënatu koo dàq depuis au moins 6 mois mënatu dàq élection yi lu tax 6 mois yooyu mooy 6 mois yi nga xam ne ca la convoqué le collège électoral saa boo convoqué le collège électoral au Sénégal mooy 6 mois yi tey tegu am na benn élection moo xam élection locale la moo xam législative la moo xam présidentielle te diggante boobu mënatoo fa def dara rawatina le protocole additionnel bu CEDEAO nga xam ne du Sénégal rek lu mot 15 pays CEDEAO ñoo ko bokk ñoom ñëpp àndandoo nañu ne diggante 6 mois nit mënatul def dara ci changer loi yi lu dul dem ca élection ba rek kon ñiy wax yëpp boobu ba tey naan élection dañ koy reporter dañuy gént on va aux élections am na ñoo xam ne nag pareeguñu seen ñàkk a pare boobu nag moo tax ñu yaakaar ne élection yi dañ koy reporter mais ñun Benno Bokk Yaakaar pare nañu pour dem ci élection locale yi. pare nañu ko pour gagner leen. pour gagner élection yi. mais nag monsieur le ministre te suñu borom dina ci. man su ma déggee ngay wax ñun Benno Bokk Yaakaar. waaw te yow mi yore en tant que président d'une grande partie. am ñu topp ci yow ay cadre ngeen nekk parti bu structuré te boo de 2012 à 2021 gisuñu dara lu la Macky Sall jox kon yow yaa boole sa bopp ci Benno Bokk Yaakaar waaw loolu gisin la xam nga kon day mel ne yow yaa boole sa bopp ci Benno Bokk Yaakaar non mais léegi mais entre nous loolu gisin la parce que comme li may wax bu fekkoon ne ut poste rek moo ma doon dugal ci Benno Bokk Yaakaar kon génn naa bu yàgg parce que dama naan gisuma sama bopp ci biir dama naan écoute poste ma fi indi woon joxuñ ma poste te mérito naa ko am na ñeneen ñu ko mérito nag tamit waaye bu ma xoolee suma jaar-jaar ak fa ma nekk ak la ma def ci àddina ak la nga xam ci nguur sa expérience politique ak sa expérience africaine et internationale parce que suma parti bi ma nekkoon ànd jëf bi ma nekkee ne communication wala organisation wala élection wala administrateur général am na lu bari ci activité africaine u parti bi man maa ko yoroon di ko dox am na lu bari lu activité internationale u parti bi maa ko chinois maa ko doon dox parti communiste de Belgique maa doon dox diggante bi te loolee yëpp ñooñee maa ngi am ak ñoom ba tey ji ay relation kon encore une fois li am mooy damaa jàpp ne peut-être président daf ma soxlaagul loolu laa jàpp ci suma xel mu rafet damaa jàpp ne daf maa soxlaagul mais président daf maa soxlaagul loolu laa yaakaar monsieur le président vous avez un membre de Benno Bokk Yaakaar non bàyyi loolu xam nga émission bi moo demande lu mel noonu waaw kay bay mais yaa moom sa émission waaw mu nekk émission boo xam ni tey jii li tax ñu ñëw mooy xam Bassirou Sarr parce que tey jii bu fekkee da nga nekk président d'une partie ànd jëriñ Sénégal de 2012 xëy na président xam na la am na ñu ko wër xëy na am na loo xam ne jëriñ nga ko ci loolu mais néanmoins tey bu ñu ñëwee ci Bassirou Sarr boo ne Bassirou Sarr xel yëpp dem Kaolack mais sa parti ndax am na lu mu taxaw biir Kaolack
waaw loolu dinaa ci sa war a tontu lool ndaxte Kaolack yàlla dafa def fa laa juddoo. fa laa juddoo sumay waajur fa lañ nekkoon suma yaay waa Joal la. séeréer la Joal. séeréer soose sama baay lébu la waa Tëngéej. mais Kaolack lañ juddoo. alors du coup ñu doon ay Kaolack quoi doon ay Saalum vraiment nag assumé ko. juddee fa jàngee fa yàlla def la ma njëkk a liggéey Kaolack laa liggéey. en 1973 74. ma jàngale fa. def fa 7 ans après ñu affecté ma Tivaouane ci biir grève bi dañ maa daax Kaolack sax. état bi à l'époque bu Abdou Diouf ma def fa 6 ans soog a ñëw Dakar. kon Kaolack googu mun naa ne am naa sax lu ma fekk lu fa ànd jëf sosoon ba ma laata ñëw ñu jox ma responsabilité pour ma donn loolu yore ko. mais avant may doon loolu fekk na ñun tàmbali nañoo liggéey loo xam ne liggéey nañu ko Gandiaye liggéey nañ ko yeneen village yu nekk Kaolack ak li ko wër kon loolu dañ ko booleek ñi doonoon suñuy makku ànd jëf boolee lépp rek mu nekk Kaolack ak li ko wër yàlla dafa def bi ma nekkee ànd jëf ba léegi man la ñu def responsable Kaolack damay dem ak a ñëw suma xarit tamit nangul ma ko même ba ma nekkatul Kaolack sax bu ñuy def élection man la ñuy jël def ma candidat Kaolack nekk naa fa candidat ci élection locale 96 mu jaaxal ñëpp amuñu benn moyen ñu am 3 conseillers nga xam ne bu weesoo PS mi jëloon mbir mi PDS mi nga xam ne moo nekkoon le plus grand parti de l'opposition ñun ñoo ci tegoon ànd jëf am ñetti conseillers te boobu maa doon ut maire bi nekk candidat maire c'était la première fois en 96 ma def benn mandat de conseiller municipal ñu dem ba loolu jeex ñu dem 2002 deuxième élection locale bu ñu bokk ñu dem ñu ànd ak PDS nag def coalition Soppi boobee ñu gagné ma am 4 conseillers man suñu parti ànd jëf ba pare ñu def ma deuxième adjoint au maire donc nekk naa adjoint au maire bu Kaolack pendant 6 ans 2002 ba 2008 boobee ba tey nag élection bu am daal ma ñëw bokk am ñu ma jàppale maak suma parti mais man nekkatuma candidat ñu bari seet si nañ ma dama bëgg doon candidat doo ma jàppale doo ma doon suma conseiller ak loolu la may wax rek benn la te moom laay wax tey jii discuter wu ma man ñi président tànn pour Kaolack bu fekkoon ne daf ma oo laaj ma suma xalaat dama Bassirou loo xalaat ci Kaolack kan nga yaakaar ne Benno Bokk Yaakaar war na ko def candidat ci dëkk bi ak ci département bi dinaa ko jox suma xalaat loolu mooy benn ñaareel bi nag ñii mu tànn def leen fa la ma wax suma waa parti ñëpp mooy nañu àndandoo negam ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar nañ leen jàppale nañ leen campagnal nañ leen woteel ngir Benno Bokk Yaakaar gagné Kaolack ak département Kaolack. ci Benno Bokk Yaakaar. waaw. président jëriñu réew mi daal ba léegi mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar xam naa ni loolu bu ñu ko toppee ak temps bi mais président xam naa ni temps bi moo ñuy xooj. mais bëggoon nañu xam tey boo nee Bassirou Sarr nit ñi xam nañu boo nee Bassirou Sarr ñu taalibe sëñ Touba. waaw dëgg la. sëñ Bassirou lañ la tuddee ñu bëggoon xam sa relation tuuti ak Serigne Mountakha. parce que gis nañ fi tamit benn julli. ñu xool sa diggante ak sëñ Mountakha benn photo boo xam ni. xam nañu relation bi ngeen am bëggoon nañu xam tuuti ak sa diggante ak xalifa général. loolu nag doy na waar lu dina naqadee wax lool ci télé waaye damay tënk rek. tënk gi mooy damaa doon juddi doon murit. voilà sama baay dëppee ma sëriñam. muy sëñ Bassirou. sëñ Bassirou moo ko ne tur bi maa ko moom. te maa koy tuddee sama bopp. moo tax ma tudd Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr. sëñ Mountakha ak magam ju baax ja sëñ Moustapha yal na yàlla yokk leeram Moustapha Bachir ay mag lañu ci man ci wàll boobu. ndax man ci sëñ Bassirou laa jébbalu. waaye nag bi ma demee ba ñàkk sama baay 1979 sëñ Moustapha moo toog suñu palaasu baay. li muy doon suñu mag yëpp ñu koy xoolee baay. kon sëñ Mountakha suñu mag la waaye bàyyi lañ koy xoolee. rawatina nag mu nekk suñu sëriñ. bañ noppee gis sëñ Bassirou la may doon ndaw yëpp damaa yeesul ci sëñ Moustapha bañ noppee gis sëñ Moustapha ma ñëw yeesul ci sëñ Mountakha ba yàlla dogal tey mu nekk sëñ Touba. loolee mosul dañ. moom de jox na ma suma wàccuwaay ci moom ak ci kër gi ba nga xam ne tey
ci biir tarixa murit kër gu ma dugg nag kër gu ma dugg nga ne ñii ñooy sëriñam fii la bokk. bu ma demee tey kër sëñ Fallou bu ma demee kër sëñ Mouhamadou Moustapha bu ma demee kër sëñ Abdoul Khadir bu ma demee kër sëñ Cheikh Saliou bu ma demee kër sëñ Souaïbou kër soxna May kër sëñ Moutala fu ma ci dugg ba génn nga ne fii la bokk ñii ñooy sëriñam waaye ñoom ñëpp xam nañ ne Daaru Minaan laa bokk te sëñ Muntaxa mooy suma sëriñ sëñ Muntaxa nag su ma digganteeg moom mënuma cee sori daal ci télévision. macha allah sama digganteeg sëriñ Muntaxa mënuma cee sori seen émission jàmm seen télévision jàmm TV te mu ñëw seet si ki nga xam ne mooy sëriñ Bassirou Sarr di ancien ministre au temps du président Abdoulaye bëggoon nañ ko laaj nag ay laaj yu bari ci seen émission bi waaye xam naa ni dañ koy briefing si 1 minute mooy bi ngay ñëw. fii tey wala ñu fiy ñëw. gis nga yoon bi ni mu xate li ko waral mooy grève bi nga xamante ni si. te grève bu mel ni baaxul cim réew. en tant que membre Benno Bokk Yaakaar. nan nga gisee grève bi. tort au gouvernement wala ci grève bi. non grève bi c'est normal. c'est normal mais xam nga man du ma wax ne grève normalul parce que syndicaliste laa woon. grève bi c'est normal. c'est normal. waroon wax président dara ci grève bi loo koy wax. non du xaw ma lu ma koy conseiller. waaw dama xam ne. travailleurs yi ñu ngi ci seen droit. parce que dañu am ay syndicat. nit boo demee ba taxaw syndicat mooy da nga gis ñoo xam ne yéen a bokk métier. yéen a bokk liggéey ngeen gis ne yéen a bokki ay droit yéen a bokk ay wareef. ngeen créé syndicat di défendre seen droit. bu ngeen ko défendre ba gisu leen seen bopp. ci loolu. ngeen ne nañ taxaw def lenn nag action. loolu mooy action syndicale. donc action bi daal. action syndicale mën na nekk grève mën na nekk lu munti doon ci àddina. la am solo mooy. kenn bañ a dépassé la nga xam ne mooy sa warugal. tey jii mënoo ne man grève naa en tant que travailleur maa ngi CNTS maa ngi UNSAS maa ngi beneen confédération waaye beneen oto du daw. déet oto yi nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp. muy oto yu transporteur privé. bu ngeen gréwee oto yooyu yëpp bu leen neexee ngeen téye leen. mais oto yi nga xam ne oto état la. wala oto ay particuliers yoo xam ne bokkuñu ak yéen. mais ñooñee nañ leen bàyyi parce que bokkuñ ci grève bi. loolee tamit mooy respecter la liberté d'autrui. mais ñooñu am naa droit. mais ñooñu buñ leen bàyyee ñu dem aussi ñoom seen grève bi mën naa bañ a am. nu ñu ko bëggee ah déedéet c'est-à-dire que ñoom amuñu droit wu tere keneen mu daw ci tali bi. parce que amuñu droit boobu. am nañu droit téye seeni oto ñu bañ a daw. mais amuñu droit te li ma xam ak li may dégg parce que maa ngi dégg responsable ñuy wax. responsable yi waxuñu kenn ni téye oto yi bu ñu daw waxuñu ko. loolu ay militants ay membres. ñoo koy def rek ay quelques individus ñoo koy def ay individus ñoo koy def. te loolee tamit day indi problème parce que day yàqal action wu dirigeants yi ca kaw. Jàmm TV sersi la lan ngay wax ci télévision Jàmm TV. yàlla mën na leen ko defal tamit. kooku mooy Serigne Bassirou Sarr monsieur le ministre Bassirou Sarr moom la Jàmm TV doon seet si Jàmm TV nag saa su ne nii rek lay def di seeti loo xamante ni lu ñu war a wane ci réew mi la lu am importance c'est ça qu'on appelle la télévision des valeurs ki leen ko doon présenté seen bokk Assane Gawlo Mboup ki nekkoon ci caméra bi cadre bi Serigne Bara Seck ñu leen di jox dig daje ak beneen invité ci seen émission bu mag bi jaar jaar ak Assane Gawlo ci Jàmm TV.